Voilà, merci de vous présenter, M. Diop. Je suis Abdoul Aziz Diop, coordonnateur de l'antenne régionale de la coalition Publier ce que vous payez. wolof bi mooy dañu solos daje bi coalition organisation société civile Publier ce que vous payez dafa nekk kuréel boo xam ni rek moom dafay taxawu askan wi taxawu population yi am nag loo xam ni dañ ko wax ñu ni ressources yi askan wee ko moom réewum Sénégal maanaam génération yi juddoogul ak génération yi nga xam ne ñoo juddu tey mais droit constitutionnel mënuñ ko exercer nga xam ni aussi mine du compétence transférée fañ koy exploiter gox-goxaan yi ñu ngi dund jafe-jafe yu métti mais gisaguñ seen bopp am nag loo xam ne dañ ko jël état jël ko muy maanaam benn wàll boo xam da ko war a delluwaat gox-goxaan yi muy fonds de péréquation loolu décret bi ko njëkk a xaatim 2009 la amaat beneen décret 2015 mais arrêté bi njëkk a génne baaxuloon ndax am na région yoo xam ni ay 0 franc lañ amoon ñu génnewaat arrêté bu bees arrêté bi ñu mujjee génne ñu ngi ko génne décembre 2017 arrêté bi li mu wax soo xoolee redevance yëpp mi ngi nekk ak droit fixe yi 38 milliards de 2010 à 2015 38 milliards yi soo jëlee 20% dafay nekk 7 milliards 640 millions yoo xam ne état bi war na ko delluwaat gox-goxaan yi mais arrêté bi génn na mais xaalis bi demagul ce président de la république waxoon ñaaxoon ministère des finances ministère yi yore affaire bi mbir mi ne leen na ngeen fexe ba xaalis boobu na ngeen ko jox gox-goxaan yi balay rapport ITIE bi génn sa rapport bi génn na octobre bi passé léegi nag ñun ñu ni il faut ñu taxaw pour mën a taxaw askan woowu non seulement xaalis boobu état bi mën ko libérer mais mu mën a dem fan la war a dem ba ñoom ñu yëg seen bopp xam ni tey donte la jafe-jafe yi mais am na ndàmpaay bu commencé ñëw beneen bi mooy fonds d'appui au développement local sax xam nga 7 milliards yooyu fàtte naa ko wax ñu ngi ko war a séddale tey soo xoolee juróom-benn téeméeri collectivités locales yu manqué benn parce que acte 3 bi loolu la wone Thiès nag nekk première région minière du Sénégal mais Thiès 2016 rek 40 milliards la entreprise yi dugal parce que rapport bu 2016 ITIE daf ni 116 milliards mooy contribution globale sa gis nga tey Sénégal am nañu chance su dugg ci ITIE ba nga xam ne information yi réeroon askan yëpp léegi soo duggee ci ITIE dafa lay jox photographie bu leer nataal bu leer ci donc 116 milliards Thiès dugal 40 milliards mais nga calculer région de Thiès yëpp 2010 ba 2015 1 milliard 10 millions la ñu war a jot pour 53 collectivités territoriales xam nga loolu aussi baaxul soo leen ko séddalee di nga li amoon fële ci 2011 mooy nar a amaat ñu am ay fukki junni ak ñu am ñaar fukki junni ñu ne état na xoolaat vision bi sous-tendre politique bi beneen bi fonds d'appui au développement local loolu dañuy entreprise buy def téeméeri milliards dafay jëlaat juróomi téeméeri millions 0,5% delloo ko gox-goxaan man leen ICS bi ngeen gis rek 2016 rek def na 159 milliards de chiffre d'affaires donc kooku soo calculer diggante communes yi mu impacté rek su fekkoon nag dafa concerné ci fonds d'appui bi parce que fonds d'appui bi il faut état bi wax nitam ndax dafa rétroactif ndax entreprise yi jiitu woon avant le code minier de 2016 di ñëw ndax ci la ñu bokk loolu lépp waxtaan la boo xam ni ay waxtaan la mën a indi moo tax ñu bëgg na assemblée nationale jox président Alelo ak député yi mel ni moom ñu mën a porter le plaidoyer comme ça ñun on assure le suivi loolu daal moom mooy presque solos daje bi moo tax ñu dajale fi communauté yi dajale fi ki nga xam ne tey moom moo coordonnateur régional bu Afrique bu Publier ce que vous payez Demba Seydi ba pare moom tamit ànd seen gunge pour ñu mën a gunge coalition bi pour que daal liggéey boobu parce que loolu rek mooy suñu liggéey ñun fexe ba askan wi daal gis seen bopp seen jafe-jafe wàññeeku. waaw man maa ngi tudd Bambika nekk point focal Ngoundiane. waaw tey lan moo war a doon seen taxawaay ci campagne bi. waaw suñu taxawaay ci campagne bi di ko rafetlu ndax wax dëgg yàlla lii dafa doon loo xamee ni lu am solo la ndax ku ne xam na ni ñun ñi nga xamee ni ñooy population bi dëkk ci gox yi nga xamee ni dafa am usines yi. dañoo dund ay jafe-jafe yu bari ku ne xam na ni wàllu wér-gu-yaram askan waa ngi koy jooy ndax ku ne xam na ni li nga xamee ni mooy poussière bi usines yi jëlee usines yi doxal da koy sotti askan wi te sotti boobu ñu koy sotti askan wi xale yi dañ ciy feebar mag ñi dañ ciy feebar gone yi jigéen ñi ñëpp dañ ciy am ay feebar waxuma leneen sax waaye dafay jur ay inondation yoo xamee ni boo jëlee rek daaw ca jàkk au niveau de carrière yàlla indil nañu ndox moo xamee ni yàlla tawu ko ci kàmb yi nga xamee ni dafa nekk ci biir carrière ba fa la ndox ma jógee dugg ci biir dëkk ya ba yàq fa lu baree bari te loolu mu doon loo xam ne ay jafe-jafe yu askan wi dund la nga koy dund feneen ci fépp foo xamee ni ci région de Thiès ñu ngi koy dund ci fi nga xam ne fi la usines yi nekk. ñu gis ni nag comme dafa yàgg bi nguur gi waxee léegi ni la nga xamee ni moom la usines yooyu liggéey la ñuy jur boo jëlee téeméer bu ne ñaar fukkee dañ koy delloo ca gox ba nga xamee ni fa la usine bay sampe ñu gis ni naal bi dafa yàgg lool bañ ko taxawalee ba léegi da nga naan 2010 ba nëgë ni naal bi yàgg na te askan wi soxla ko lool ndax am ay jafe-jafe yu bari yoo xamee ni askan wi ñu ngi koy dund ci wàllu wér-gu-yaram
ci wàllu am ay salle de classe yu doy ci wàllu am ay poste de santé yoo xamee ni dafay am mucc ayib ci am ay ambulance am lu baree bari loo xamee ni surtout rawatina entrepreneuriat jigéen ñi rawatina jeunes yi loolu lépp muy ay jafe-jafe yoo xam ne askan wi dañ koy dund ca su fekkoon ni loolu ñëw na ñu jël ko mairie bi jël ko dugal ko ca fa nga xamee ni moo tax mu jóg dina am lu baree bari lu mu wàññi ci biir askan wi kon moo tax tey jii ñuy wax ni kat ñi nga xamee ni ñoo yor loolu muy nguur gi askan waa ngi taxaw di leen xaar ci loolu kat nu mu gën a gaawee ñu mën koo indi ci biir gox yi ndax day doon loo xam ne kat day jural gox yi njariñ ca day jural askan wi njariñ ndax feebar yi bari na gàllankoor yi bari na te loolu bu fekkee ni nag usine ba dafa nekk ci biir gox ba di fa génne ay milliards ñam nekk ca seen biir gox gisuñu ca dara day dem ba indi sax confusion entre maire bi ak population ndax dañuy dem ba yaakaar ni maire bi day jël alal jooju ci ni askan wi duñ ko gis fekk na alal ji mi ngi ci biir nguur gi egseegul ci ñi nga xamee ni mooy population bi kon moo tax tey ñu sawar ci lool ñëw teew ci bés bi fas yéenee nag bu ñu jógee fii fépp suñu baat mën a jote ji dinañ ko fas yéenee biral ba ñëpp xam ne kat lii ñuy jooy doon na lu am solo ngir askan wi mën a fi ci ëmb ba mu ëmb ca wetam tasaare ko ci gox yi ngir ña ko moom mën cee jariñu maa ngi sant ñëpp. ndaje bi sababu ndaje bi solos ndaje bi nga xam ni tey moom lañ leen woo di leen sant nag di leen gërëm du ma limaat ndax jotoon naa lim ñi fi teew yëpp di ay kilifa teewal fi ay kuréel muy waxtaan rek mbiru réew mi. coalition Publier ce que vous payez di kuréelu organisation société civile boo xam ni li ko ëmb organisation yi gën a mag ci réew mi ci lañ bokk. mel ni RADDHO Amnesty Forum Civil SIDH Kongat Endalit ONG 3D article 19 ak yeneen yeneen kuréel yoo xam ne ñi ngi ci biir ñoom ñoo lëkkale seen doole ne comme Sénégal dañu am loo xam ne ñu ngi fi commencé feeñ ci ressources minérales muy ci wàllu mine ci wàllu gaz pétrole ñu ne nañu lëkkale suñu doole maintenant taxaw ci wetu collectivité locale yi taxaw ci wetu nguur gi taxaw ci wetu askan yi pour que comme ressources yi article 25 bu constitution ci dernier référendum bi daf ni askan wee ko moom fexe ba ressources yooyu mën a jural njariñ réew mi mën a suqali réew mi aussi bien pour les générations actuelles que futures bi ñu ko sampoon nag ñu ngi ci juróom-ñaari région ci Sénégal fi ñu toll ñii fi teew ñëpp tey dañu teewal ay kuréel mais jóge ci ay gox-goxaan Daaru Xuddoos Ngunjaan Kayaar Meewaan ñoom ñoo fi teew président Alilo nag ñëw moom jëmmal ko ci turu élus locaux yi mais ci turu assemblée nationale fekk goog nag honorable député Mamadou Faye Dialane Maodo Malick ak ñoom Chérif ak ñi fi nekk ñëpp. li tax ñu woote daje bi dañu ni état bi dafa am lu mu jëloon ci disposition ndax code minier de 2003 biñ ko voté en 2004 dafa am lu ñu décret d'application yi dafa génn 2009 état bi génne benn décret parce que comme mine du compétence transférée réew mi yëpp a ko bokk jëlaat benn décret boo xam dañu ni li ciy génne nañu fexe ba li ci 20% maanaam téeméer bu nekk ñaar fukki delluwaat ci gox-goxaan yi. décret boobu nag bi ñu ko jëlee 2009 jëmmaluñ ko ñu toog ba 2011 am arrêté bu ci génn mais arrêté bi mu génnee li ñu gis ci calcul yi arrêté bi baaxuloon trop ndax région bu mel ni Sédhiou mel ni 0 franc la jotoon région bu mel ni Louga 6600 ñu ni lii kat kon jaar nañu càmbaraat ko ñuy dem di dem ba 2015 président de la république jëlaat beneen décret 2015 1879 daf ni nañu fexe ba li ñu ameel gox-goxaan yi ñu jox leen ko sa yomb naa xam ndax Sénégal dafa dugg ci ITIE léegi daf lay jox maanaam portale bu leer naññ ci secteur bi li fi dugg li état jot li entreprise yi jot lu ne fan la jaar ñu xool ni 2009 bi ñu jëlee décret bi ba tey jii ñuy wax ci 2018 benn dërëm bu jógee ci entreprise yi jaar ci état war a delluwaat ci gox-goxaan yi ak ségul à part RSE ñu ni léegi jot nañu taxaw maanaam fàttali sa fàttali bi ki ci jiitu mooy njiitu réew mi bi ñu génnee rapport ITIE 2014 rapport bi ñu ngi ko génnee le 17 octobre 2016 moom moo ko préfacé maanaam xaatim ko mais ci dernière recommandation forte yi mu ci mujjee def ñaar rek lañ ci jàpp benn bi daf ni wàllu contrat yi nañ fexe ba mu leer nañ mais bi beneen bi mu ni répartition équitable des revenus maanaam fonds de péréquation yi nañu fexe ba delloo ko gox-goxaan yi sa bëgg naa ba la ñuy génnewaat rapport yu ITIE bii di ñëw
xaalis boobu na ko état bi jël disposition gouvernement bi pour libérer ko ce rapport boobu ñu ngi ko génne le 17 octobre 2017 ñu taaxirlu ñu gis que ni loolu njiitu réew mi waxoon yéeneem la am mais service ci ko woon matérialisé xëy na xaw nañu yeex tuuti ñu ne nañu làbbali ñaax leen bi ñu ñaaxee ba le 17 décembre 2017 bii passé ñu génne arrêté interministériel bi wane ni fonds yooyu nangam la moom la ñuy fas yéene waxtaanee ci kanam génne arrêté bi mais arrêté bi rek doyul li ci ëpp solo ñetti ministère da ko seq ministère des finances ministère des mines ministère de la gouvernance territoriale ministère des finances nag mooy àllkal gi moom moo war a libérer fonds yooyu pour jox ko collectivités locales yi ñu ne kon nag nañu def campagne lancé ko Dakar pour fàttali rek fexe ba nga xam ni daal xaalis boobu ñu jox ko collectivités locales yi ndax seen àq seen yelleef la ameel bu leen bor état ameel la waaye suñu leen ko joxee itam nañ fexe ba na dem fa mu war a dem ba population yi gis seen bopp moo tax tey ñu dajale fi acteurs yëpp ne suñ fi jógee dinañ demaat Kédougou dinañ dem Matam mais maa ngi am yaakaar ci turu coalition bi xam nañ ni président Alelo xam nañ que ni pas-pasam ci wàllu développement maanaam ak bëgg réewam ak posture bi mu nekk muy maire zone minière nga xam ni tey Taïba Ndiaye ICS ma nga foofu waaye nekk député à l'Assemblée nationale ñu ni woon bëgg nañu de loi de finances rectificative bi état bi fas yéene jël ñoom ñoo koy def au niveau de l'Assemblée ñu fexe ba fonds yooyu ñu mën ko dugal comme ni ko état bi diggee jàngalekat yi ni mu ko diggee étudiants yi lii tamit àq la loolu daal mooy solos daje bi moo tax ñu wootee fii incha allah di leen gërëm di leen sant. ñu koy defal population yi lañ koy defal kon vraiment secteur association société civile bi fay leen li nga xam ni nu mu tudd payer ce que vous produisez publier ce que vous payez ça c'est important parce que les entreprises ont toujours payé mais kenn daaw ko xam donc je pense que initiative bi am na solo pour que ñu xam ni comme dañu ne nañ def transparence vraiment ñu xam kenn ku nekk lan nga mu ci yelloo bu fekkee état bi nag jot na point yu toll noonu 7 milliards néew na gaa ndax wax na léegi ni benn année rek région de Thiès li muy dugal mat na 40 milliards kon vraiment séddale bi war nañu xoolaat clé de répartition bi bu ñu koy séddalee ñu seet ñi nga xam ni ñoo ko gën a aajowoo tey ku dem gàddu ak Ngomeen gis conditions yi ñuy vivre ñu ni société yii fi nekk di gagné ay milliards ñoom ñuy def dëkk ci jafe-jafe yooyu wax dëgg yàlla lu xel sax walu nangu donc loolu lu jaaduwul la te it je pense que ni lii bu fekkente ni génn nañ ko yóbbu ci collectivités locales yi dañu war a seet population yi nga xam ne ñoo ci gën a jànkonte ak jafe-jafe ñoom it ñu seet naka lañ leen ci gën a dimbalee parce que cadre de vie dafa am solo environnement dafa am solo te li tax loi bi jóg mooy ñu compenser mënul sax compenser maanaam mënul wecciku naqar jafe-jafe yi nga xam ni moom la population yi vivre waaye dinañ ci am loo xam dina ko wàññi ba tax je pense que ni vraiment maa ngi félicité waat Aziz ci initiative bi di leen wax maa ngi seen disposition incha allah lépp loo xam ne nii mën nañ ko au niveau de l'Assemblée nationale en tant que maire lu ñu mën pour que ñu mën a boole suñu kàddu ndax lii kat Sénégal lañ koy defal je pense que ni président de la République bu ne dafay xeex ñàkk dafay xeex ndóol ci àll bi ñu am moyen am ressources yoo xam ni depuis ay at mi ngi ci niveau du ministère des finances loolee nañ fexe ba mu àgg fa nga xam ni fa la jëm population yi nga xam ni ñoo ko soxla ñu jot ndax itam wax dëgg yàlla loolu mooy seen yelleef kon maa ngi rafetlu daje bi di ñaan suñu mbokki journalistes yi ñoom it ñu porter le débat le plus élevé pour xam ni lii kat ndimbalu état la ndimbalu collectivité locale la ndimbalu population la pour que vraiment ñu xam ni dëgg la jóge bitim réew ñëw moo am ne ay milliards am indi jaadu na mu am bénéfice waaye nag ki mu fekk koo koy xajal ko wutal ko suuf jël seen suuf yi maam jox ko mu dëkk ak ñoom ñuy nekk dans des conditions yu métti léeg-léeg du ñu am ndox léeg-léeg du ñu am courant léeg-léeg du ñu am yoon ñoom ñuy gagné ay milliards loolu xel nangu nañu leen sédd nañ ko séddale ndax it loolu moo jur jàmm bari na réew coow bi bari te nit ñi dañoo dem a dem ba dund li nga ñuy dund mënatuñ koo dékku ñu yuuxu mu mën a jur lu nekk nag te ñun comme Sénégal dañu ñaan rek jàmm am ci dañu bëgg a ñaan lii nga xam ni gouvernement mi koy yëkkati di ko wax pour ñu xeex ñàkk xeex ndóol xeex injustice
nañu fexe ba kenn ku nekk li ngay sa àq li nga yellool ñu jox la ko te loolu bu amee ak xéewal yi nga xam ni am na ci Sénégal yéen ngeen dem ñoo ngeen lu assemblée di waxtaane convention bi nga xam ni Sénégal ak Mauritanie signé nañ ko ci wàllu gaz ak pétrole mu di ay xéewal yoo xam ni nañ ñaan yàlla ndax réew yu bëri suñu amee pétrole am gaz rek jàmm nekkatu fa yal na yàlla def ba jàmm ji ñuy séntu nag am fa ba koom-koom boobu itam bu génnee non seulement mu nekk suñu njëriñ waaye di nekk njëriñu askan wi ak askan wi nga xam ni sunu génération yi ñëw sax ñu bàyyi leen ci xel pour xam ni loolu askan wi woo ko ndax yàlla la neex mu génne fi lu mel noonu muy ay ressources yoo xam yi ñëpp dañ cee war a gis seen bopp te sunu comment on l'appelle réunion symposium référendum bii passé bi ñu voté dañu wax ci constitution bi nii ressources yi minières yi ressources naturelles yi askan wi ñoo ko moom askan wi nag ko moomee dañ ci am wàll seen wàll kon jaadu na ñu jox leen ko te woote bi loolu rek la kon vraiment Aziz ñoo ngi lay félicité di la encouragé di rafetlu daje wi di ñaan yàlla ni nga ko defee na nga ko defee dem Kédougou dem Matam zone de production yi fexe ba vraiment Sénégal yëpp gis seen bopp ndax répartition bi dañu ne léegi ñëpp Sénégal yëpp a ko bokk ndax donte sax ci suñu dëkk la nekk waaye Sénégal a ko moom kon ña ca gën koo jege nañ ci ëppale waaye nañ ci bàyyi xel ba ñëpp mën ci jot te loolu tam vraiment critère bu rafetlu ñu rafetlu la vraiment noo ngi leen di gërëm di leen sant bëgg nañu nag toog ba mu jeex mais dinaa xaar tuuti rek présentation bi ensuite maintenant dama am beneen conférence également boo xam ni dama doon leen lu mu xat-xat mu nga ñëwee Thiès dinaa fi jaar pour wax leen lii ngeen def ñun ngeen ko defal danoo bokk nekk département de Tivaouane zone minière boo xam ni ICS nga fa GCO nga fa Tobène PO nga fa Africa Énergie nga fa la centrale éolienne de Taïba Ndiaye ngi ñëw donc il y a au moins 6 ou 7 entreprises qui sont en train de s'installer de se développer te boo fa demee ba léegi am na fa dëkk yoo xam ñi nga nekk ay jafe-jafe yu méttee te lii bu génnal wax dëgg yàlla am na loo xam ne war nañu ko saafara ña nga am problème santé am problème mu école am problème mu yoon am problème électricité tey développement daal dañu bëgg vraiment ñii di am xaalis di yokku ñii di gën a dellu ginnaaw loolu xel nangu te loolu yal na yàlla def mu génn ci Sénégal te loolu mooy seen woote bi dina ci gërëm di leen sant allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi sallam